Salaban, salsabana. E titio, titio ma. E bajaule, bajaule. E titio, titio ma. E khale, aulen ma. E titio, titio ma. Alléluia. 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 Dieu m'a donné Médina. Dieu m'a donné Médina. Il m'a donné Médina. Alléluia. 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 Well masigado, well masigado, well masigado, sai sai be, siklo wana sigado, eh sigado, well no waka sigado, eh sigado, well masigado, well masigado, well masigado, sai sai be. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokk Médina tey boo leen gisee ñoo ngi taxaw ci xolu Kusum taxaw ci buntu Charles Baudelaire ki di Charles Baudelaire mooy siège Kusum parce que boo leen déggee boobu ba léegi gars yi ñoo ngi taxaw di waxanteeg monsieur le maire Bamba Fall ci naka ne ko carrément projet bi nga dëgtal ci terrain Jaraaf yi jeune Médina yi bëgguñu ko boobu ba tey ñoo ngi doon toog di ko déglu mais dafa mel ne moom teesante bi moo ko gënal commencement da doon wax ne gars yi ni ay mécontent ñoom ñoo ñëw pour yàq projet bi waaye boo leen gisee gars yi fi taxaw nii yëpp defe naa Kusum kenn desul moo tax ñu ne leen tey ñun suñu wàllu bopp fa ñu nekkoon fa la ñu nekkaat ba tey monsieur le maire xanaa boo gisee lii di nga xam ni waa Médina d'accord ruñu ci li nga bëgg a def yow yaa ne président de la république daawlu woon déglu pour jeunesse am moo tax lii yëpp dal ko waaye Bamba Fall bul forcer sa jeunesse ngi nii sa jeunesse bëggul ay waay ngir yàlla bëgguñu dem ak yow fenn ngir yàlla bàyyil projet bi mu sedd tey boo leen gisee pour présenter monsieur Daouda Diène moo ngi fii moom mooy ci ñu gérer collectif la bokk ku ci mel ni ñoom Vince ñoo ngi fii vice président Kusum Abdou Mbaye coach Kusum ñoom Rouge ngay gis ñoom El Diaz ñoom Balla Diouf ak yooyu yëpp defe naa ñii yëpp affaire de politique kon amu fi Dames ak lépp ngi fi te dañu bëgg lii ngeen gis nii tàmbali la commencé nañ ko keroog Dames tey Kusum la ASC benn bu ci nekk dina leen dem xamal leen ni carrément politique taxul jóg kenn terrain Jaraaf bii nga bëgg a joxe gars yi ñoom seen wàllu bopp Médina ànduñ ci pour gàttal ñu jox kàddu bi Pape Daouda Diène moom mu introduire gars yi. tey jii ñu ngi ci boppu Ndakaaru ñu ngi ci boppu Médina ñu ngi ci xolu Médina pour une chose pour lancer une invite à monsieur Bamba Fall maire de la Médina pour lui dire contrat bi nga xam ne daf ko signé te tegiwul ci yoon. na ko delloo mu racheté ko mu delloo ko waa Médina ndax ñu ay moom seen terrain di ko kii gratuitement pas de privatisation pour le terrain école Médine parce que li borom xam-xam bi nee na tant que les lions n'auront pas d'historien l'histoire des lions sera écrite par les chasseurs Bamba Fall bàyyil doon un chasseur et de donner effectivement le terrain à ses dignes fils à ces lions de la Médina qui ne laisseront jamais se faire parce que tout simplement li nga xam ne moo ñu tax a jug ñun ñëpp mooy suñu cofeel suñu mbëgg-mbëgg ak bëgg am avenir u Médina dans 20 ans xale yi ñoo war a nekk ay mag ñu bëri si ñun amaat dañ fiy jugee wante nag ku bëgg sa avenir u doom da ngay fexe xale yi ëllëg ñu nekk effectivement des champions muy côté jàng bi di côté football bi di côté n'importe quoi mais pour loolu il faut que le bloc scolaire muy école Médine yenn yi nga xam ne mooy terrain bi ñu joxaat ko xale yi ñu football fa bu ñu ko soxlaawee mais bu fekkee da nga ñëw nga jox ko ay nit ñu koy jaay maanaam ku ne la entraîné nga fay 50 000 100 000 nit ñi amuñu ko mënuñu ko donc un terrain qui est nébuleusement magnifié ni nga ko defee ci contrat bi tegul ci yoon la ñuy wax parce que loolu bind kese la ci kaw loolu comme am na ay manquement dañ lay ñaan comme ni ko Bouba waxee ni ko gars yi waxee non à la privatisation du terrain école Médine non à la privatisation du terrain cela veut dire mooy ku ne sa mairie am na excédent budgétaire de 300 millions war nga delloo 280 millions bailleur bi nga racheté ko delloo ko population bi nga xam ne population bi ñoo la fi teg
kon gars yi si gàttal vive la Médina vive Koussoum sa kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc man maa ngi wax au nom de l'ASEC Koussoum maay vice-président chargé des finances ASEC Koussoum donc lu ñu regroupé fii mooy li nga xam ne ñi ngi koy xeex depuis presque 6 mois su ma juumul ñu ngi siy tenir ay réunion di si waxtaan di si def ay visites de proximité loolu yëpp lu ko waral mooy maanaam mbirum terrain wu école Médine du benn du ñaar bind nañu maire bi au nom du collectif parce que man par deux voies laay demee damay dem au nom du collectif en tant que riverain di dem au nom de Koussoum donc comme tey jii nag dinaa wax au nom de Koussoum parce que monsieur Bamba Fall mi ngi am message bi muy véhiculé ne président yi dañ ko jox accord waaye man mii nga xam ne mbir yu bëri ci Koussoum sama loxo lañ ko teg en dehors du président bi nga xam ne c'est Pape Matar Sylla man jotuma benn courrier wu mairie jotuma benn mbir bu jëm ci wàllum terrain lu dul toog dégg à la télé que ASEC Koussoum d'accord na ci mbir mi ASEC Koussoum tey su d'accord ci mbir mi ñu ne fii ni ci ginnaaw ñun la ñuy laaj pour ñu rendre leen compte donc dañu bëgg mu leer fii au nom de devant tout le monde amul benn lu ñu signé ak mairie de la Médina bu fekkee li muy yaakaar signature la mooy le jour bi muy organiser tournoi bi nga xam ne eggul mu invité ñëpp à la mairie Moussa Faye peut me tenir témoin mu jox équipe bu nekk 500000 jour boobu laal ma xaalis dama ne Moussa Faye jël ko Moussa Faye ne ma du ko jël après Oumar Anne moo récupéré les 500000 pour préparation tournoi boo xamante ni eggul ci biir mbir moomu damay wax clairement li muy waxoon bon am na terrain bi dañ koy synthétiquer année bu nekk di ngeen am 1 million 12 ASC yi nekk 11 ASC yi nekk fi beneen million bu des ma séddale ko 500000 zone bi 500000 école football mais xam nga mbir moo xamante ne bu ñu wax nii rek taxu dëgg mbir soo koy wax dañ koy bind. man gisuma foon ay président vice président laa fa gisoon yenn ñi secrétaire général ñeneen vous comprenez ñun suñu waxu démb mooy suñu waxu tey non à la privatisation aussi bëggoon nañ leeral benn mbir bi ñu commencé démarche bi ba léegi promoteur bi woo nañu Thierno Seydi on s'est vu au Radisson toog nañu su ma juumul 17h ba presque 20h moins waxtaan nañ ci mbir yu bari mu xamal ñu lu bari ci biir contrat bi ci biir contrat verbal bi mi signé woon ak waa ji parce que dafa waroon déparé 180 millions tu m'entends moi mi ngi ci 300 et quelques millions ci tabax école Médine te loolu ñun suñu mairie mën na ko ñun suñu mairie mën na lu raw loolu pourquoi mënul jël exemple ci Barthélémy Diaz dafa jël terrain bi defar ko jël gestion bi jox ko waa nawetaan bi ne leen yéen a koy gérer lu ngeen fa am seen problème la te pourtant amoon na ku njëkkoon ñëw du ma wax turam ñëw ne ko damay defar terrain bi ak yi ASC nii lañ defoon mu bañ parce que kooku nit la dafay dégg mais ñun dañuy dem ak bras de fer fu mu yem neex. piscine olympique dañ ko doon loué 30 000 francs par séance si équipe bu nawetaan xam nga nu muy demee cotisation bu ñu cotisé wul du ñu dem suñu subvention 2000 kan moom ko mën a fàttali suñu fait subvention benn année 2014 2015 mi ngi ci mairie bi ba léegi jotaguñu ko. ba léegi mënuñu la wax fii la dugg wala fee la dugg merci non ñaari at la daf ko téye ñaari at yoo xamante ni joxuñu suñu subvention nawetaan metti na mënuñu dem di louer terrain te waa ji il a été clair avec nous du abale terrain bi mayew fa dara te li mu fa nar a maye day gàtt te nawetaan dañ ko war a dund suñu yaram mooy maanaam équipe bi day entraîné ñun ñu dem seetaan yi mais kii du defar terrain xam ngeen terrain synthétique nu mu demee bu ngeen demee Dakar Sacré-Cœur bu ñu fa bàyyiwul sa tur di nga dugg doo dugg léegi ñu dem école Médine ñu ne tey Koussoum day entraîné may nañ ko fa 2 heures de temps man ma ñëw dugg sama rakk toog si biti dama ko ëppale ci équipe bi ci loo xamante ne école Médine foo toogoon gis dañ doon taxaw comme ay kii fu ñu toogoon gis du ñu nangu ñu privatiser école bi terrain bi muy tey muy ëllëg. combat bi dafa tàmbale ci terrain bi deuxième combat bi beneen terrain bi la le terrain appartient à Bamba Fall je le dis haut et fort terrain deuxième terrain Bamba Fall la ko moom bu ngeen weddee allez faire l'interview ci maire boobu dina leen ko wax. moom nag mënul dëkk ci quartier bi am ci ay mbir bëgguñu koo xañ mënta ne terrain boobu moom la ñu waroon jox ASEC Koussoum biñ ñu nangoo Assane Diouf ñu dem di fa gaare hélicoptère yéen a ngi fàttaliku ñu jël ko travaux yi bi muy dem barke alxuraanu karim laay waat dañ ko nëbb ba terrain bi pare ay bâche lañ ko tegoon ñun xam nañ li xew ci quartier bi fii lañ dëkk de politique ñu nag mais dañu bëgg mbir mi dem yoon sur les infrastructures sportives fii amatuñu terrain mais mbedd bi la ñuy gaañ di fubale booy chaque jour oto mbëkk leen
chaque jour oto mbëkk leen du yoon waaw ñun waay saa yi xoolal ku amul loo lekk mënoo dem loué ji terrain 30 000 francs waa ji su paree day loué terrain wax nañu lu leer vous êtes témoin ñun mënuñu loolu. dama ne Bamba Fall warul trahir waa Médina Bamba Fall warul wor waa Médina te lii ñu gis nii haute trahison lay nurul xam nga lu tax ma ne haute trahison parce que tey Bamba Fall dafa ñëw Médina indiwu fi dara waa Médina jox ko lépp Médina xeex nañ fi xeex bu nekk ndax Bamba Fall gaañ nañ fi ay sunuy rakk sunuy jarbaat ndax Bamba Fall booy jël nañ fi jaase dugg ci kër yi di xeex ñoom seen biir ay doomu Médina at ay doomu Médina ndax Bamba Fall te Bamba Fall dëkku fi xombal la dëkk Bambay séeréer la dëkk comme on dit yow nga ñëw ci benn dëkk ba yaatal la dundal la def la li nga doon yëpp tey ba tey fii may wax ak yow Médina ñi fi am na ñu fi juddoo yaroo fi màggee fi tekk lu nekk amuñu fi kër tey nga ñëw waa Médina tax nga am fi kër am fi benn ba ñaar ba ñett ba leneen bëgg a xañ doomu Médina yi dama ne Bamba Fall amul droit war xale yi gi nga waxuma sax ñun parce que ñun suñu wàll wéy na mais xoolal xale yi ndaw yi ñun bañ juddoo fii dañ fi fekk Assane Diouf fekk fi terrain rouge fekk fi centre de course fekk fi terrain école Médine di football looloo waraloon tey Médina talent yu gën a mag ci Sénégal Médina lañ daa jógee tey ñi ngi fàttaliku ay Omar Daf ñi ngi fàttaliku ay Mansour Ayanda ñi ngi fàttaliku ay Moussa Diop Konam ay Lamine Sagna ay Boy Bandi ay Cheikh Seck tey ñooñu il fait la fierté du Sénégal à travers la Médina mais tey ñooñu dañu amoon chance am ay espace am fu ñuy dem di exprimer wu mais tey xool leen xale yi xool niital ma xale yi ñii tey lan la ñuy légué pour xale yi ñii tey ban avenir lañ leen promettre dara yow Médina yëpp jaay nga ko jaay nga Auchan dagg nga école Gibraltar jaay ko Auchan léegi yow benn as tout espace bi nga xam ne tey moo fi dese doomu Médina yi pour ñu nooyi pour ñu nooyi vraiment wax dëgg yàlla Bamba Fall xoolaatal sa ginnaaw xoola ña nga daa àndal démb Bamba Fall xoola ña nga daa àndal tey fii ñi fi taxaw ñu bëri ñu daa ànd ak Bamba Fall di ko xeexal ñoo fi nekk kon tey war nga waa Médina te du sa cër te ñun nag dugguñu woon ci coow li ñu ngi ciy door a dugg te dinañ ci dem ba jeex Bamba Fall liñ la may ci Médina dafa bari trop. dama ne Bamba Fall warul trahir waa Médina Bamba Fall warul wor waa Médina te lii ñu gis nii haute trahison lay nurul xam nga lu tax ma ne haute trahison parce que tey Bamba Fall dafa ñëw Médina indiwu fi dara waa Médina jox ko lépp Médina xeex nañ fi xeex bu nekk ndax Bamba Fall gaañ nañ fi ay sunuy rakk sunuy jarbaat ndax Bamba Fall booy jël nañ fi jaase dugg ci kër yi di xeex ñoom seen biir ay doomu Médina at ay doomu Médina ndax Bamba Fall te Bamba Fall dëkku fi xombal la dëkk Bambay séeréer la dëkk comme on dit yow nga ñëw ci benn dëkk ba yaatal la dundal la def la li nga doon yëpp tey ba tey fii may wax ak yow Médina ñi fi am na ñu fi juddoo yaroo fi màggee fi tekk lu nekk amuñu fi kër tey nga ñëw waa Médina tax nga am fi kër am fi benn ba ñaar ba ñett ba leneen bëgg a xañ doomu Médina yi dama ne Bamba Fall amul droit war xale yi gi nga waxuma sax ñun parce que ñun suñu wàll wéy na mais xoolal xale yi ndaw yi ñun bañ juddoo fii dañ fi fekk Assane Diouf fekk fi terrain rouge fekk fi centre de course fekk fi terrain école Médine di football looloo waraloon tey Médina talent yu gën a mag ci Sénégal Médina lañ daa jógee tey ñi ngi fàttaliku ay Omar Daf ñi ngi fàttaliku ay Mansour Ayanda ñi ngi fàttaliku ay Moussa Diop Konam ay Lamine Sagna ay Boy Bandi ay Cheikh Seck tey ñooñu il fait la fierté du Sénégal à travers la Médina mais tey ñooñu dañu amoon chance am ay espace am fu ñuy dem di exprimer wu mais tey xool leen xale yi xool niital ma xale yi ñii tey lan la ñuy légué pour xale yi ñii tey ban avenir lañ leen promettre dara yow Médina yëpp jaay nga ko jaay nga Auchan dagg nga école Gibraltar jaay ko Auchan léegi yow benn as tout espace bi nga xam ne tey moo fi dese doomu Médina yi pour ñu nooyi pour ñu nooyi vraiment
wax dëgg yàlla Bamba Fall xoolaatal sa ginnaaw xoola ña nga daa àndal démb Bamba Fall xoola ña nga daa àndal tey fii ñi fi taxaw ñu bëri ñu daa ànd ak Bamba Fall di ko xeexal ñoo fi nekk kon tey war nga waa Médina te du sa cër te ñun nag dugguñu woon ci coow li ñu ngi ciy door a dugg te dinañ ci dem ba jeex Bamba Fall liñ la may ci Médina dafa bari trop. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi may seetaan man la Kourou Mandiou Mori je me présente ici parce que dama ñëw pour xeex benn cause bon c'est vrai que teelu ma ko yëg mais man tout ce qui touche à la Médina dama ciy impliqué wu parce que boy Médina là et je suis fier d'être un boy Médina football naa Kusum fekkee naa lépp démb fekkee naa fi stade Assane Diouf fekkee naa stade Iba Mar Diop fekkee naa terrain Jaraaf ah ñu nekk ay boy màgg biir Médina ñu dem ba benn instant nag amatuñu benn place boo xamante ne xale yi war nañ fi mën a épanouir man je parle en tant que acteur culturel dañuy wax bu wax bi jàllul dañuy def son bu son bi jàllul dañuy wàcc ci tali bi xeex mais li ñu bëgg dañ koy am parce que la dernière mot bi ça nous revient nous les Médinois parce que Médina ñun ñoo ko moom par la force doole mbaam képp ku xeex ak ñun da ngay dellu ginnaaw parce que bul fàtte Pape Mamadou Diop jaar na fi am na ñeneen nag ñeneen moom ñooñu dem nañu bàyyi ñu fi te yow da ngay dem bàyyi ñu fi parce que ñun ñoo fi dëkk comprendre li ma la wax léegi xale yi nii tey suba fan la ñuy jëlee benn Gana Gueye fan la ñuy jëlee benn mais Médina fii nii depuis quand la gëj a génne pourquoi mënuñu tekki ci jàng bi léegi booy ay mbër la ñuy nekk wala léegi amatuñu écurie ñu tëj écurie yi ñu ne léegi football ñu tëj terrain bi mais booy yi nii seen yaay est-ce que booy yi ñun sax mënuñu fay terrain 20 000 francs nga bëgg a fayloo xale yu ndaw ay terrain 20 000 francs léegi suba nawetaan yi day commencer duñu am fu ñu entraîner pour lan parce que ça t'intéresse pas nous ça nous intéresse te on est prêt à se battre jusqu'à la fin man je suis apolitique lijjantiwuma Bamba Fall faalewuma muy Cheikh qui que ce soit sama ñaxalaay dundee mais lu jëm ci Médina ça m'importe te El Diaz damay wax ci baatu man muy El Diaz muy Khourech muy ku mu mënta doon mbuub ñun ñëpp acteurs culturels pare nañ pour xeex pour loolu noonu ñu bëgg loolu day am parce que c'est pas normal corniche ñu def fa ñaari terrain 30 000 francs ngay fay 1 heure de temps mais 30 000 francs xam nga nit booy Médina ñaata at la koy liggéey Médina foo romb ci koñ yi da ngay gis ay atelier menuisier ay atelier mécanicien da ngay toog 1 an doo fi dégg agression ay nit yu am jom ñoo fi nekk ay nit yu am valeur ay nit yu am dignité donc gis nga loolu noonu da ngeen ñu koy delloo parce que ñun ñoo ko moom ñun nekkuñu di la demander dañ lay laaj nga delloo ñu ñun li ñu moom je m'excuse nag bu baax a baax umpale wu ñu def na fi dara li mu def c'est bien est-ce que comprends nga mais tailleur Médina yi tey marché bi ak yeneen secteur informel yi nekk ci biir Médina ñu ngi génnee mooni boobu on ne le voit pas gisuñu ko 2014 2015 ba 2021 ñuy réclamer 500 000 francs est-ce que c'est normal te marché bi di génnee 500 000 lu tolloog million par jour ñuy topp si ginnaaw pendant 7 ans pour nga jox ñu lu ñoo xamante ne ñun ñoo ko moom c'est pas normal on est prêt à se battre jusqu'à la fin mais école Médine billahi wallahi taala ça va revenir à la Médina mën nga def nag lu la neex ñu ngi lay xaar xool ko ci Macky tey dafa bañoon di jaay graaw tey da ngay bàyyi parce que askan wi ñoo ëpp doole gouvernement bi te Médina ñoo ëpp doole mairie bi ñun ñoo la fa teg ñun ñoo la fay folli incha allah. maa ngi leen ñu nuyu yéen ñëpp du nuyu waa Médina tey parce que tey ku xool lii xam na ne tey waa Médina ñoo taxaw en plus waa Kusum tey ñoo taxaw sunu wax bi xam naa ne du bari mais dana nekk wax ba nga xam ne wax bu am importance lay doon avant tout li may njëkk a wax mooy damay lancer appel loolu foofu laay njëkk a commencer ci doomu Médina yi maanaam ci ñi nga xam ne ñooy sunu kilifa ci Médina yi tey damay lancer appel Cheikh Seck damay lancer appel yu président ASC yi nekk ci Médina bi yëpp 12 ASC yëpp nag zone 1 comme zone 2 damay lancer appel Seydou Gueye damay lancer appel Cheikh Ahmed Tidiane Ba xam nga li tax ma leen ñu lancer appel parce que pour li nga xam ne maanaam mooy terrain bi nga xam ne moo ñu ñor ngeen ñëw doole nañu si te ñun ñoo ko bokk ndaxte xam nga lan laay bañ suba moo tax ndaxte xeex bi ñuy xeex kuñ si fekk siwul suba boo ñu soxlee doo ñu gis loolu moo tax ñu leen ñu lancer appel Bamba Fall terrain bi nga xam ne maanaam Médina ñoo ko moom
lañ lay wax loolu li ñëpp wax laay wax non à la privatisation du terrain Jaraaf. terrain bi ñoo ko moom ni ko ñëpp waxee rek laa koy waxee waat encore une fois sunuy rak sunuy doom ñun ñoo tax ñu taxaw fii ndaxte ñun am nañ 1000 francs wala 2000 bi nga xam ne la ñu war a mën a fayee terrain dem fubali mais suma rak wala sama doom amul loolu te loolu problème lay andi la ma waxoon promoteur bi moom laay waxaat fii dama ko nee da ngeen créer ay sàcc mi ne ma lan moo tax nga wax da ngeen créer ay sàcc tey xale bi nga xam ne tey amul 1000 francs te xam na ni fubal ni mu mel sa morom yëpp teg nga laaj sa pap mu am 1000 francs bu ko waree dugal ci kër gi du la ko jox nga koy dem fubali jee kon sa tante wala sa benn mag bu nga xam ne boo gisee kalpem bu amee 1000 francs di nga ko jël dem tegi ko dem fubali ji loolu sàcc la te buñ la ciy sóor sax di nga ko def kon nag ñu ngi leen ñuy appel à la raison Bamba Fall nga xam ne ñun Médina xeex nañ pour yow ñii dañu xeex pour yow te pourtant 2014 acte 3 de la décentralisation bi mu fi tegoo xeex gi métti woon na trop kenn xàmmeewul kii magu kii la kenn xàmmeewul kii rakku kii la te maa ngi fàttaliku benn xeex bi ñuy wax Gris Bordeaux ak magam bi nga xam ne sax jot nañ jàkkaarloo ci Blaise Diagne gi kon nga xam ne boobu noonu ñi ngi xool li nga xam ne moo gënoon ci yow pour ñu jox la ko te pourtant ay doomu Médina ñoo fi nekkoon di xeex ay Seydou Gueye ay Youssou Ndour ñi bàyyi ñooñu ñëpp jël suñu carte jox la ko kon waroo ñu def nii Bamba waroo ñu def nii encore une fois ñun ñoo lay ñaan dañ lay ñaan ndaxte boo ñu mayul dañ koy jël si waaw ñun Médina moom ku ñu mayul ñu jël si li nga xam ne ñun ñoo ko moom ndaxte loolu ñun ñëpp xam nañ ko si ñun dañ lay ñaan nag encore une fois Bamba andil sa xel xam na ne ñun say doom lañ say rakk lañ terrain bi yow yaay wax ay excédent budgétaire keroog maa lay dégg ngay wax Macky dafa war a déglu population bi waaw Bamba léegi ñun tamit ñu ngi lay ñaan nga déglu ñun waa Médina ñu ngi lay ñaan nga déglu ñu ndaxte boo ñu dégluwul tamit problème rek lay andi te yàlla ñaanuñu yàlla yegg yow foofu ñu ngi lay ñaan encore une fois nga andi sa xel nga xam ne tamit Médina ñoo ko bokk yaay sunu kilifa xoolal li ngay def bu baax ñun duñu ay politiciens dañ lay ñaan rek boo ñu mayul tamit dañuy jël ci li ñu moom merci. damay tàmbali par leeral bu ma nuyoo jeunesse bi yëpp dama ne jeunesse su Médina lay waxal su ngeen deful lii vous avez déjà créé un multimilliardaire un maire qui n'avait absolument rien la Médina lui a tout donné jeunesse su Médina amul luñ ko deselul 12 contrats yoo xamante ne ni contrat yëpp benn bu ci nekk jubut contrat yu dëng la bu leeral ko jotee danañ ko leeral porté nañu plainte jox nañu citation directe huissier ñëw na contrat yi dana génn fi ñu ko amee c'est pas important du recel de documents publics c'est des documents yi nga xam dañ ci am accès nit ñi nga xamante ne ñoo ci war a jot danañ ci jot parce que li xew école Médine li xew ci yeneen contrat yi dafa ñaaw j'interpelle l'État du Sénégal aujourd'hui c'est la jeunesse de la Médina qui doit être considérée jeunesse su Médina dañ leen war a considérer jox leen seen gëdd terrain bi du propriété privée propriété mairie Médina la waa population Médina ñoo ko moom monsieur le maire il est temps nga ressaisiru Pape Daouda Diène Vincent keneen ak keneen interpellé na ci ay zones yu wute 11 ASC yi fi nekk yëpp xam nañu relation yi nga am ak ñenn ñi mais on vous prévient davantage que Bamba kilifa day am xel day am retenu li fi xew xale yi vont le découvrir tôt ou tard et bientôt même soo buggee nañu dem justice les contrats vont sortir te danañu def point de presse génne contrat yëpp incha allahu rabbi te du yàgg. woote bi ñun ñoo ko fi sàkk woon te bañ ko tàmbalee léegi comme ni ko Vince waxee mën na 6 mois ñu ngi ciy dox ci néeg la commencé jugee ci néeg di dugg génn ci kër ñëw ci mbedd bi ba tey muy dem gox par gox wax nañ waxati bind nañ yëglu nañ mais ba tey ki ñuy waxal bëgguñu dégg dafa takk ay casque sunu kilifa la mooy sunu maire ñun ñoo ko fal kenn falu ko ku dul waa Médina ñun ñoo mës a ànd ak moom ba tey nii ànduñoo keneen ku dul moom waaye lii di terrain Jaraaf du affaire u Massamba du affaire u Mademba du affaire u politique
encore une fois ay jeunes lañ ñu doon fubalatuñu am seen ay rak ñuy fubal te képp ku xam fubal xam ne chance da ci topp te nit soo ko bëggee may chance da nga koy may mu exploiter ko ci domaine bu mu mënti doonee mooy lan mooy boo nekkee xale da ngay am choix ci àdduna jàng boo jàngee ba pare am nga loo xam ne moom ngay féexalee sa xol bu dee fubal la wërsëg fekk la ci nga màgg ci teral ci say njaboot teral ci say yaay teral ci sa pap léegi loolu yëpp bu ñu ko tëjalee booy Médina yi fii foo dugg da ngay fay playa restaurant da ngay fay fii ñuy fubalee di fi fay gënaluñu ñuy dóor ay bal suñuy maam ba pare ñibbi mu neex tuuti nga xalaat ne say maam nga dóor bal gënaluñu parce que dañu amul lu gën loolu léegi nag benn terrain moo ñu symboliser woon boole xol yi boole lépp mooy école Médine foofu ngay ñëw dugg fekk fa benn match boo xam ne 11 ASC yëpp dañuy am représentant ku nekk football joxante loxo ñii di def ay sélection ay xale yu ndaw chaque lundi ñii jël mardi waa jàppoo jël mercredi waa jeeko jël affaire bi nice bu neetaan ñëwee ku nekk dem xeex li sa gox mais loolu yëpp benn nit Bamba Fall koo xam ne Médina jox na ko lépp encore une fois wax jooju ma ko waxoon Bamba Fall kenn mënu laa tere nekk nitu Médina ndax fii nga bokk yàgg nga fi liggéeyal nga ñu mais àdduna du neex mukk ba nga dégg booy Médina parce que doom moom ni ngay doxalee grand Médina du ko doxalee booy Médina du waxee noonu du jëfee noonu Bamba collectif bi mu ngi lay ñaan encore une fois te bii mooy dernier appel bi mu leer waxoon naa la beneen ñëw bu ñuy ñëw dina la jaaxal trop ni mu lay jaaxalee du ci ay xeex du ci ay xuloo mais xel la ëppoo ñu xel boo xoolee ñi ay boom xel la fi taxaw ñëpp dañu liggéey ba wàcc ñëw taxaw woo seen ay rakk woo waa quartier bi ñëpp daje fi amul kenn kuñ fi jox fukki dërëm pour ñu daje fi télé yi ñëw nii yëpp ñu ngi leen di remercier saa yu ñu leen woowee ñu ñëw te xaaruñu ci ñun dara parce que xam nañ ne fii ñi fi daje yoruñu dara bu ko politique laloon ay paas dina fi génn mbooloo bi dina gën a takku parce que yow yooyu nga xam ñun xamuñu loolu xol la ñuy xeexee gëm-gëm la ñu am ASC Kusum ASC ASC Dames Ngaraaf ñooñu laay cité parce que ñoo nekk ci base bi yeneen ASC yi ñu ngi ci mais ku ci demee nu la neexee ñun dañ ci dem à 200% te Médina lañ bokk taw ngalla Daouda Dieng wax na ko xolu Médina Kusum ci la bokk Dames ci la bokk Ngaraaf ñun ñooy poumon bi fii boo bëggee yëngal fii ngay ñëw soo bëggee am jàmm fii ngay ñëw Bamba Fall ñu ngi lay wax beneen bi ngay gis du menace nag parce que loin de là duñ la menacer parce que sunu kilifa nga mais leneen loo gis na ñëpp a témoigner ne toog nañ waxati nañ yónnee nañ yónneeti bind nañ bindati Bamba bëggoo ñu déglu parce que da nga ne ay xale lañ soit dañuy politique am na ku ngeem seen ginnaaw mais wallahi azim li ngay xeex nii mu nekk ab tàkk bu ndaw wallahi mun na la ko daay te bàyyi woo ci xel ay xale Bamba Fall ñoo lay ñaan lenn li ñu dese ngir Serigne Touba bi nga yaakaar nga ne Bamba Fall bul ko jaay ñu école Médine boo bëggee loo jaay nga jëli sa école Médina 2 bee nga tëj teg fa ay oto yu yàqu nga tamee ko ba mu baax comme que yow wàññi école nga bëgg intelligence Médina neexu la nga jël ko nga def ko terrain privé ku bëgg a dem fubali ay ngala bii ñu moom ñun ñëpp bàyyi kaak ñu wasalaam jaa ngeen jëf waay
Somebody buy back some